doon wax naan suñ kilifa diine yi lée dañoo war a wax Le Soleil yéene kaa ne guddig teranga guddig mbégte gi lée guddig yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw sëriñ sa wax nañ de dama ne la sëriñ Babacar Sy Mansour jàngal na nit yi nag mbirum adduna ay leçon de vie yu garaaw ca Tiwaawan ga ca Medina Baye waaw taalibe yi ci boppam la ñu woo ngir ñu daal di dellu nag ci njàngalewu kii di Cheikh al Islam Baye Niass termine yéene kaa ne mawlid gi kay yat wa daa dal de fatwa ga daa dal de waaw dama ne la wàllum ëttu politique bi lée élection yi tojaange yi nga xam ne moom la ñu nemi ko nag ci wàllum réseaux sociaux yi waaw jafe-jafe baykat yi ba ci wàllum avortement médicalisé ak yeneen ak laa la wax Serigne Babacar Sy Mansour fa ñuy joxoon ñëpp la wax moom surtout Alaaji Malick bi daal di nay dellu soit nag ci ëttu politique bi lée ak wàllu fitna gi rawatina élection locale yi nga xam ne kon fa la ñu jëm nee na il faut ñëpp daal di jug na ngir jàmm rek jàmm ay élection yoo xam ne day ànd ak jàmm lool xalif général Tidiane yemu ca ndaxte Sy Malick day waaw daal di nay dikk nag ci baykat yi àll ba nee na la fa am bariwul de téye jumtukaay lu yàlla xam doy na jiwu gi lée lu yàlla xam doy na yéene kaay déeme jaa gi ne Serigne Mouhamadou Lamine Laye naqaru na jëf yu ñaaw yi nga xam ne nag maanaam moom moo am léegi ci Sénégal gi lée ñàkk bi yar gi l'indiscipline tojaangee ci wàllum réseaux sociaux yi lée surtout Seydina Limamou Laye Almahdi gi yemu ca ndaxte Laye Matar nee na li xew Sénégal léegi doy na waar waaye itam mbañante gi nga xam ne moom la ñu nimi ko di guerre interne bi lée atroce doy na waar lool Sud Quotidien ak L'As ne Serigne Babacar Sy Mansour wax na ak waa Sénégal de maa la ko wax lii kay fat wala yat wa kay daa dal protocole Maputo kay ak avortement médicalisé Sy Malick nee na du ca dal élection locale 2022 wàllum transhumant politique yi lée fu tooy ñu takk Walfadjri ne mais xoolal ma niveau intellectuel bi lée ci wàllu njàngame njàngale mi waaw waati waawoon naqarlu nañu guerre corruption gi nga xam ne kon moo ca am Le Témoin yéene kaa ne xalif général Tidiane yi day waaw daal di ne yëkkati ab discours yoo xam ni xool lu neex kii wala lu neex ca des déedéet yàlla rek Alaaji Malick Gaye maama rawatina nag ci wàllum élection locale yii Sy Malick daal jàmm la ca bëgg rek Serigne Babacar Sy Mansour ci L'Observateur ne avortement médicalisé ngeen wax yàlla nañu ci yàlla musal amin si critique yéene kaa ne ci awoon day discours politique bi ren dañ koo tegee ne Le Quotidien yéene kaa ne dëgg la mais gàmmu Moustarchidine Serigne Moustapha Sy waaw daa ignoré waa Yewwi Askan Wi laa la wax yéene kaa yi ma jambar jaa ngi ne déggoo leen ma de Serigne Moustapha Sy dalalul recevoirul leader yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bi Yewwi Askan Wi maa la ko wax ba pare Serigne Moustapha wàllum politique googee waxu ci dara da koo tegee ne la ca cérémonie officielle ba source année waa Yewwi Askan Wi kay waaw dama ne la gisuñu Serigne bi de gisuñu ko sax en photo Serigne Moustapha Sy photo sax gisuñu ko laa la wax waxantuma la ak moom mar diitaal demoo ni ca délégation Yewwi Askan Wi day waaw Khalifa Sall nga ca woon Ousmane Sonko Aïda Mbodj Ahmed Aïdara professeur Babacar Diop ak ñeneen sax yéene kaa gi ne en tout cas ca Yoff waaw Abdoulaye Diouf Sarr moom lañ àndal parce que Mouhamadou Lamine Laye porte-parole lu Laayeen yi de nee na ko yow Abdoulaye Diouf Sarr njaboot gi dañ laa yoreel ñu ko te dinañ leen ñaanal président Macky Sall ndax ni ngeen taxawoo askan wi gis nañu ko Direct News de El Hadj Dia responsable APR ca Bambey waaw nee na Bambey tànn na maire ba pare man El Hadj Dia damaa réglé sama montre bi la heure bi président Macky Sall yor laa yor man daal moom laay dégluwuma keneen te man El Hadj Dia tam nekkuma ci ginnaaw benn responsable politique laa la wax aw ma ak ñoom nag benn problème L'Observateur ne ay mbëkkanteeg ay jàmmaarloo am na ca wàllu Sénégal coalition Ablaye Wade bi waaw mar day taali candidat bi nga xam ne moom la Ablaye Wade imposé looloo indi kon coow la parce que Saliou Dieng moo ñëw ca réunion boo xam ne ña ngi ko doon amal mu ne leen ñëw président Abdoulaye Wade laa leen bëgg a yegge leen ko ba nuppi xamal leen ne PDS nag ci Ndakaaru Ndiaye Jël Joob gi lée dafiy am candidat rek Moussa Diakhaté boo ko gis-gis ne bëre daal di kon jóg ne ko yow Saliou Dieng yow respecté yow nit ñi bu leen neexee ngeen am candidat waaye nekkul ne fii nga koy annoncé laa la wax termine yéene kaa ne mairie bu Tambacounda day Mame Balla Lo waaw ma ngay wut deuxième mandat askan waa ak cadre ya ca boppam daal ñoo ne ko deuxième mandat rek ndax ay réalisation ca Tambacounda googe ma nga fa tege laaste Abdou Mbow day dal na ci kaw waa réew mi de bu Idrissa Seck waaw parce que Abdou Mbow xamal na waa réew mi ne leen mais 2012 APR 7% la fi am tey ji ak joxante loxo bi 40% lii moo tax ñoom Idrissa Seck dik Abdou Mbow ne leen référendum bi ñu gagné présidentiel yi Idrissa Seck gagné député yi lée APR gagné te élection 2014 yi tasaaroo bi nga xam ne nañ koo tasaaroo woon ñun waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu booloo woon ñooy raw waa réew mi kon suñu mburoog soow mi nañ leen koo moytoo yàq Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures waaw ne gis nga waa Benno Bokk Yaakaar yi gars yi ànd ak Macky Sall fitna ci boppam moo nekk seen biir direct laa la wax fitna critique yéene kaa ne moo taxil coowal passeport
diplomatique yi day waaw mbir mi nag fi mu nekk nii nag mi ngi doog a commencé nag les choses sérieuses commencent nag Le Soleil yéene kaa ne commission ad hoc ba waaw dootul yàggati dara danañ xam nag ñan ñoo fa war a ne L'Observateur ne Cheikh Amar day ma ngay topp nag Samuel Sarr ci 2 milliards ay bor la Dakar Times te def leen danga de gis nga 2 milliards yooyee ñuy wax waaw Cheikh Amar moo yore loon Ablaye Wade xaalis 2 milliards Ablaye Wade nag ne ko joxal ma ko Samuel Sarr Dakar Times ne décharge yaa ngi traité yaa ngi mairie lettre d'engagement yi te danañ ci dellu si waat réew mi ko yéene coowal compte Monaco yooyee waaw nguuru Macky Sall gi day daanooti na de Karim Wade gañeeti na ko de L'Observateur ne gàmmu soxna Aïda Diallo gi day nees tut rek maar day taali laa la wax dama ne la ay Samba Surabali ñoo ne ciix dugg ca biir këram laa la wax kër cofeel ga la dama ne la wuyu kay tolloon nañ ci ay fukk laa la wax yore ay jaase kii paaka ak i fetal gendarmerie sax ci boppam teg na loxo benn fetal ba noppi daal di cay ubbi ab enquête Basse TV tamit def nañ leen ko de seen benn minibus waaw la ñu sàcc de car ba day sàcc nañ ko de maar di taali sàcc bii nag moo dem ba marché nag daal di fay tàggee boppam dee dem naa ca lamb jë suñu lamb ne Ama ak Modou Lo léegi nag leer na le 13 mars la waaw moo tax it Luc Nicolaï ak ñam àndal day bëgg nañ te nag juróom ci ay face to face ay open press yu tàng ja ngir lu neexal bis ba ndaw bis bu tàng waaye bis boobee de Modou Lo ak Ama ak lu mu tàng du gën a tàng coowal pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat après ma ne la alaaji tëjal jëmu ngoog jaajëf ci wàllu Facebook Fatoumata Coulibaly taskatu xibaar la réalisatrice artiste comédienne sa télévision nationale bu Mali nee na nag jamono ji boo gisee suñu wàllu film yi yenn critique di ci am c'est parce que ndaw yi si boppam dañuy profito maanaam yàkkamti defar seen film te nag du ñu bàyyi xel bu baax lan la laaj dëgg Fatoumata Coulibaly ñu teewlu ay kàddoom. Les jeunes d'aujourd'hui pensent pouvoir faire des bons films en écrivant en 15 jours, 20 jours, avec leur seul regard, et puis venir tourner ces films-là. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a le regard du scénariste. Mais vous pouvez donner en tant que jeune à certains anciens qui vont avoir leur regard dessus. Vous acceptez les changements que les bailleurs de fonds vont vous donner. Ça fait dénaturer vos films. Suivez d'abord, montrez d'abord vos scénarios et puis ne vous pressez pas trop. Il me faut faire un film tout de suite rapidement. Vous pouvez le faire tout de suite. Mais le contenu, le film doit aller dans les festivals, dans les concours. Ils vont tenir compte de la technicalisation, l'emplacement de la caméra et autres. Donc les jeunes, je vous en prie, ne partez pas si vite. Ne pensez pas que ça ramène l'argent tout de suite. Pensez à votre produit et préparez-vous pour bien faire. Bon vent à vous. voilà ñuy mu ngoog ñuy jàll ci li nga xam ne moom mooy xibaar bu fi doog a wàcc sax xam naa gis ngeen ma yor téléphone bi moom lañ doon vérifier mu di génneek àdduna Cora Fall la ñu wax responsable politique la nekk sa Tëngéej jotoon na nekk maire également bu Tëngéej mais jot foon yàgg moom du Cora Fall la ko ñëpp xamee ak nag la nga xam ne jot na ko def foofee sa Tëngéej jaar yi bokk na si ñu ëpp turandoo foofee sa Tëngéej mën naa ko seede ndax sama xaritu papa la woon dëgg moom di homme politique boo xam ne wax dëgg yàlla exemple la par rapport ak détermination bu mu amoon xool gu mu amoon surtout pour dimbali doomu aadama yi parce que Cora Fall quand même li ko nit ñi gën a ràññalee mooy wàllum social bi nga xam ne ci la nekkoon di dimbali doomu aadama yi donc nekk ci bokk ci ñi nga xam ne ay figure emblématique nañ porte étendard dëkk ba di Tëngéej donc moom mii moo génn àdduna wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ku matoon a bàyyi xel la ku mata roy la par rapport ak jëf yu baax ak comportement yi nga xam ne am na ko foofee noonu ci Rufisque ci noonee nag nañ koy ñaanale yàlla suñu borom bi nga xam ne moo yor njéggal yàlla suñu borom jéggal ko te xare ko ci àddina yu gën a kawe tey nag Rufisque ñàkk na kilifa gu mag ñàkk na nit ku baax ñàkk nañu koo xam te ne kii vraiment exemple la woon pour ñëpp. voilà gannaaw l'honorable député Adjaratou Awa Diop jot nañu ko fi ñàkk maître Mbaye Jacques Diop jot nañu ko fa ñàkk tey jii kii di Mamadou Cora Fall moom moo génne àdduna ñoom ñëpp di ay doomu Tëngéej. leçon lay doon ci ñu gestion yi nekk ci seen loxo tey ñu fexee am way yu mel noonu Cora Fall ni mel Tëngéej Ndiol Gaye ni mel Caajaay daanaka dëkk boo dem
am na bay di sëy na mu meloon Géejawaay. bay di sëy na mu meloon Géejawaay. dafay maître Ali Badara Cissé na mu meloon Saint-Louis. Golbert Diagne na mu meloon Saint-Louis. na mu meloon. Ahmed Diène ni meloon Médina. Adja Aram Diène ni meloon Médina. loolu dafay yee ñi def politique tey xam ne bu saltee dañu lay fàtte. bu saltee dañu lay fàtte parce que du ñu am lu ñu la bindal ci suñu histoire. jamais donc vraiment ñu ngi ñaan ñooñu nekk ay modèle nekk ay royukaay ci ñi nekk ci géew politique bi tey. xam nga ku mel ne ay Cora Fall du woon xeex la ko waa Tëngéej nawee de. du woon xeex moo tax ñu koy tuddee doom. du woon inaccessibilité moo tax ñu koy tuddee doom. tu jàmm la. mais dafa amoon ba noppi comme Pa Lobat Fall Pikine. am ba noppi xam ne yàlla dafa la ko teraanga. mu xam ni ñi amul yaafus tax na amuñu. mu leen di jox seen wàll ci li mu am. wolof dafay wax ni ku lekk ba suur tëj fanaana wuti suba da ngaa tëj wërsëgu kaneen. ndax boo génnee gis ku ko lekk. donc vraiment ñooñu ay modèle lañu ay leçon lañu ñuy jàng ci ñoom xam ne lu mu yàgg-yàgg da ngay dem xajal ñeneen. yal na yàlla fay leen lu baax la ñu def te jéggal leen njuumte gën leen arrivé ci seen dund. en tout cas leçon mu Mbaye Jacques Diop lu am solo la. daana wax ni yaayam daanaka wax naan. benn bëñ ci gémmañ dañu koy toppatoo mu weex tàll. mais kenn ku nekk bu jàppee boppam ni moom doo nga nekk ci société bi lu fi yàqu moom moo ko yàq. dina jëli responsabilité am bu fa mu jaar mu rafet. voilà mu ngoog ni nga ko waxee baaxkat la woon te puis siège am bi nga xam ne moo nekk sama suñu wetu kër. événement bu daan mës a jot rek foofu ñëpp dañ fiy dem di ran. gis lay yor génne xaalisam distribuer leen moo xam nga faraax moom de toute façon yittewoo nga ko dala koy jox. donc ñu koy ñaanal ceeb bañ koo jiitu si bàmmeelam nee nañ génn na àdduna depuis démb ci guddi moom moo nekkoon président waaye c'est saltigué bu Tëngéej kon nag El Hadj dig daje kon si 89.7 la Zik FM 13h. incha allah 13h bu soobee yàlla balaa boobu tës incha allah. voilà gis nañ seede yi nga xam ne Serigne Moustapha Sy def na waaw moom laa bëggoon wax sax sant ko bu baax si Malick. ñëpp la sagal yal na yàlla dooleel ko. yal na yàlla def ñu rek ñu nekk njabootam. loolu donc moo ñu amal solo. yàlla xam na ni tudd gi sax soxaluñu. bàyyi xel gi sax nag moom soxal nañu bàyyi xelam ci ñun ndax day tax ñu xam ni moom nangu na ni ñun ay njabootam lañ. nit nag mënut a taxamti ku lu dul li mu nàmp. si Malick yal na ko yàlla fay. la ñu nekkoon démb rek ak barki démb judd ci nàmp ci toqantal ci suñu bopp fu ñu nekk moom la ñu fay teewal ci wàllu courage ci wàllu fit ci wàllu détermination ci wàllu sàkku xam-xam ci wàllu xam fi ngay teg sa tànk ci wàllu bañ a ragal. boo nekkee ci kanamu dëgg lépp ay jikko la yoo xamante ni bi moom moo ñu ko jàngal si ñu ngi koy sant bu baax. te di ko ñaanal yàlla di sant itam suñu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. jaajëf foofu na le pertinent. oui rendez-vous demain. oui incha allah. avec plaisir ayca ñu dalal Pape Mante mu ci tàggat yaram. mu ngoog Pape Mantembou damaa xaw a jaxasoo ndax dese. waaw di la masaw nag. naka mu Pape Mantembou. peut-être di la masaw bu baax. jaajëf borom jam siti yax dugaar. waaw ñu ngi laa fay maa mbay. di fàttali ne moo nekkoon président ASC Saltigué. en tout cas perte bu mag. ndaxte soo xoolee tamit taxawaayam ci diwaanu Saltigué ak diwaanu Tëngéej rek. Sénégal tamit ñàkkati na gannaaw tamit Joseph Koto mi nga xam ne tamit. Koto voilà moom la ñuy dooree Joseph Koto ñu ngi ko jébbal boromam sa cimetière Saint-Lazare. waaw loolu nag démb la woon en tout cas mun nañ jàpp ne monde sportif yëpp nag teewoon nañ ngir nag ci nag kii di dencu ko Joseph Koto ci noonu nag daanaka seede yi yëpp benn la mu nekkoon koo xam ne yàgg na nag taxaw football bu Sénégal nekkoon koo xam ne tamit yaatu tamit tabe am ak ñëpp jàmm. lu fàttali sax kii di Joseph Koto waxtu wi nag moo nekk sélectionneur bi nga xam ne jëm ci wàllum équipe nationale yi moo ëpp lu mu jël en tout cas témoignage yooyu la nag kii di président bu fédération sénégalaise bu football di Maître Augustin Senghor ak ministre bi di Matar Ba mi nga xam ne moo yor wàllum tàggat gu fii ci réew mi yëkkati ñu teewlu seen kàddu. ñëpp seede nañ ko nit ku baax la woon xol bu yaatu xol boo xam ne da doon joxe jàngat si àddina parce que foo ko fekk mu ngi ree mu ngi laamisu ak ñëpp donc loolu la ñuy njëkk a jàpp ñaare aussi ñu xam ne ci wàll bi nga xam ne moo doon li mu bëgg muy football kàngam la woon bi mu nekkee joueur patriote la woon parce que gis nañ ko si terrain da doon dem ba jeex pour dëkkam ak pour équipe bi nga xam ne moo doon équipe am muy Janda bi mu paree mu des si football bi nekk entraîneur def ay jaloore yu rëy pour dëkkam defe naa suñu xoolee
Ba entraîneur defagul lu mu fi def ci wàllu équipe nationale yëpp équipe nationale boo ko mës a jox wane na boppam te deeyam nag bett ñu ngi koy jaale famille am mais aussi di wax rek ne famille football bi duñ ko fàtte mukk parce que li mu def defe naa boo ko defee da nga ko def pour démb pour tey ak pour ëllëg. li ñu jàpp ci moom waxoon nañ ko nee nañ soldat la woon pour réewam soldat nag day défendre intérêt réewam ba mu ciy toll football na ba mu pare it entraîné na te ñëpp xam nañ njubam teeyam ak bëgg nitam ak humilité am yàlla defal ko ndam lu bëri ci muy football defal ko ba muy jiite it nekk entraîneur kon bu fi génnee ci anam bii nga xam ne anamu betteel la naqar lay doon ci ñëpp moo tax ñu koy jàll fédération di ko jàll ñëpp ñi nga xamante ne ci tàggat yaram lañ bokk di ko jàll ñi mu footballandool waaye di ko jàll ay mbokkam soxnaam ak i doomam. desandi ak ministre des sports Matar Ba dikkaat na ci digganteem ak Aliou Cissé waaye it daañu ak waxtaane football féminin CAN Maroc 2022 Libéria Sénégal tey ji ci ngoon la. waaw sànq sax jot nañoo teewlu nag kàddu kii di Matar Ba ci nag journal français bi moom mi ne nag ñu bëri jàpp ne nag dafa am réeróo bu dox ci digganteem ak Aliou Cissé en tout cas lu ci mënti am daal indi na nag ay leeral wax ne li ni mel la dara amu ci en tout cas mbébétu Sénégal ak mbébétu muy Aliou Cissé muy moom mooy nag Sénégal def kéem kattanam ba jël lii di Coupe d'Afrique moom en tout cas dina nag apporter soutien bu baax a baax kii di Aliou Cissé ndaxte waxtu wi nag moo ngi amal liggéey bu am solo yooyu la kàddu la yëkkati woon dénk ko kii di Aline Badara Sonko lu jëm nag ci wàllum CAN Cameroun Maroc 2022 jëm ci wàllum footballu jigéen. premier tour bi nag jàppal ni Sénégal kon tey bu nag 15h jotee. foofu ca Libéria la fas yéene nag laale ak ñi di waa Libéria ci stade Samuel Kanyondo kon Sénégal nag objectif am du lenn lu dul nag def kim kattanam ba nag qualifié ci boobule phase finale lu ci mënti am daal xel yi dal na bu ñu sukkandikoo ci Mame Moussa Cissé mi nga xam ne moom mooy tàggat gaynde Sénégal yu jigéen yi nga xam ne waxtu wi kon ñoo ngi ca Libéria ngir ngoon nag ñu laale ak ñi di waa Libéria bu 15h jotee. ñu àddu jëmale ci dañuy doxantu sa Sindia waaye lu ko jiitu faaw ñu waxtaanee programme ak résultat yu Ligue des Champions. waaw sa Sindia nag kon jàppal ne nekk ca département bu Bignona ni ki nag démb lañ doon amal seen juróom-ñaareelu édition coupe bu maire waaye nag li ci am mooy nag mujjul antu naam sax ni nag kii di parrain bi di seen nag maire di Yankouba Sagna parewaat na nag ngir nekkaat nag parrain boobule nag final la en tout cas moom nag gis na ne daal li ni mel tamit dinañ ci nag indi ay jubbanti ñu teewlu ko ak Abdourahmane Diallo. li nga xam ne tey bii at bi ñu nekk nii mu atum 2021 mu nekk juróom-ñaari yoon ñuy gunge xale yu zone 24 si nawetaan yi mooy jongante bi nga xam ne moom la ñu nekk di def tey ñu dellu si muy juróom-ñaari yeelu yoon ñuy tase vraiment jongante bi rafet na bu si diiru 90 minutes amul kenn demul ndam dikul ku si nekk dugal nga benn bit ñu dem si li ñu naan penalty tiro but ba ñu eggee ñoom ñëpp tiré nañu vraiment mbir mi rafet na ba ñu demee ba mu commencé lëndëm si la ñu gis ni presque mu am ay genre jaxasoo yu ndaw. ak kii di Yankouba Sagna mu dikkaat nag bu baax a baax ci réalisation yi nga xam ne jot nañu ko amal jëm ci wàllum infrastructure sportive foofu ca diwaanu Sindia en tout cas li ci mënti am daal dina ci nag indiwaat ay yokkute moom mi la nag gis na ne foogee nag tabaat nañ ko ci mu jiite maire bu Sindia ñu teewlu ko ba tey ak Abdourahmane Diallo. ñun ci côté sport ak ci côté jeunesse kontaan nañu ci li nga xam ne loolu lañ ci jot a liggéey waaye nag ba léegi des na parce que ci suñu programme de développement communal prévoir nañu tabaxaat ay stade def nañu stade bu Sindia def nañu stade bu Kañaru def nañu stade ñu ngi koy tabax bu Médiek bëgg nañu suba ñu tabax benn stade Tandine bëgg nañu suba ñu tabax benn stade Diagong bëgg nañu suba ñu tabax stade yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi suñu ambition mooy ñaari at yu nekk ñu mën a génnee benn stade boo xam ne dina permettre xale yi ñu mën a continuer seen jongante yi ci ay anam yoo xam ne yu baax. ñu jeexale ko ak Ligue européenne des champions kon nag gannaaw ba ñu ko tàmbalee ñi ki démb programme bi nag day wéy ci groupe E bi 16h45 FC Barcelone dina dalal ñi di waa Dynamo bi Kiev 19h nag Benfica la
ak Bayern bu Munich. groupe F bi 19h Young Boys Bern ak ñi di waa Villarreal. Manchester United mooy dalal ñi di waa Atalanta bu Bergame. ci groupe G bi 14h45 RB Salzbourg ak Wolfsburg. Séville moom day dem ca France ngir laale ak Lille loolu 19h la. groupe H bi 17h Zenit Saint-Pétersbourg ak Juventus. Chelsea moo ci dalal ñi di waa Malmö. ni ki démb nag ci groupe A bi Bruges moom Manchester City moo ko daan 4-1. Paris Saint-Germain daan RB Leipzig 3-2. ci groupe B bi FC Porto moo dalal ñi di waa Milan daan ko 1-0. Atlético Madrid dafa ñàkk ci kanamu Liverpool 3-2. groupe C bi nag Besiktas moom dafa daanu ci kanamu Sporting 4-1. Ajax Amsterdam daan ñi di waa Dortmund 4-0. Shakhtar Donetsk moom Real moo ko fekk daan ko 4-0. Inter moom moo daan ñi di waa Sheriff Tiraspol 3-1. kon Mambey lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di la jaajëfal ñu joxante teg dig daje ci kanam tuuti en tout cas tamit di jaajëfal tamit suñ benn concert bu nekk foofu ci Diamniadio di Maimouna Sow moo ñuy teewlu saa su nekk. Maimouna Sow moo ñuy teewlu. jaajëf ñu koy nuyu baax. ñu ne it ba Amadou Bayel Sow. waaw doo ko dégg bu baax Tempo FM waaw. jaajëf Pape Mante Mboup di ngeen ko am ci 89.7 Zik FM suñuy jotaay xibaar pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay li yéene kay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara